salaamaaleykum téléspectateurs yu Leral TV ak Leral.net tey ji nag ñoo ngi fii nga xamante ne moom mooy Parcelles Assainies unité 19 nag ñëw fi daal di seet si benn ndaw ñu koy dàkkantalee nag Talla Cere muy ki nga xamante ne nag dafay yëngatu ci lépp loo xamante ne dafay céréales di cere di caagri ba si sax li nga xamante ne moom mooy fondé di ko jaay nekk benn ndaw boo xamante ne dafa jël lépp luy diplôme daal di teg ñëw di dugg ci li nga xamante ne moom mooy commerce mu nekk nag koo xamante ne localité bi muy yeewoo ràññeeku nañ ko fi lool tey ji moom la ñëw seet si fas yéene passé ak moom li nga xamante ne moom mooy journée entière spéciale Tamxarit la ñu wax moom la ñu fas yéene àndal naka lay defaree li nga xamante ne moom mooy cere naka lay arawe naka lay teye ñu ànd ak moom waaye duñ ci yem nag dinañ ànd ak moom dem fële nga xamante ne nag fa lay jaayee mu nekk fële Jàmbalaay rond-point Jàmbalaay jàkka jano ak li nga xamante ne nag moom mooy Brioche Dorée tey ji moom la ñu fas yéene àndal spéciale Tamxarit dalal ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Cissé da ngeen may topp ñu dugg si biir xool naka lay préparé li nga xamante ne moom mooy Tamxaritam. tey ji nag équipe bu leer rek comme ni ñu koy defee à chaque fois ñu ñëw fas yéene ànd ak yow toute la journée xool naka ngay defaree sa cere xool naka ngay préparer sa Tamxarit tey ñu ñëw fekk fi soo yi gis préparation yi liggéey bi ni mu demee tey lan ak leen ngeen fas yéene def. tey dañuy yeggali liggéey bi rek parce que commencé woon nañ liggéey depuis nga comme da nga koy jaay chaque jour dañ ciy nekk chaque jour rek ak commande yi ni ñuy bëree macha allah ak li ngay nekk sa place di jaay. soo yi ak cere bi est-ce que mën nga ñu expliquer nu mu demee ak fan la fas yéene dem. procédure la rek dañ ko tay séché ko def ko ci baril yi le jour ji dañ koy laalo rek di jaay suñuy client pour gagner du temps parce que boo bëggee bàyyi ba le jour ji nga bëgg a defar li nga bëgg a defar yëpp say da ngay offre bi demande bi dafay ëpp njëkk offre bi moo tax dañuy njëkkante avec le temps di tay di kii di denc di tay di denc di réserver. comme am nañ ay matériel comme ay baril yii mooy cere bu wow bi yii cere bu wow bi la dañ ko séché mu wow ñu traité ko def ko ci ay baril gis nga yii yëpp bu wow bi la ñu ngi nii les jours yi da ngay sotti ndox rek laalo delloo ci inde yi macha allah. ñu gis ne aussi yaa ngi liggéey ak ay matériel gis nañ ne seau plastique yi nga yor da nga koy jënd wala da nga koy defar. dama koy defarlu dama koy commandé ñu defaral ma ko comme. da nga am ay clients yoo xamante ni dañoo exigeant trop ci qualité bi moo tax hygiène bi tamit daf ciy daaw da ngay dem commander ko ñu defaral la ko c'est dur nag parce que on fait avec les moyens du bord mais macha allah daal ñu ngi sant. gis nañ aussi que ni côté hygiène bi exigeant nga ci de trop ku fi ñëwee da nga koy exiger balaa muy dugg mu sol masque sol gant nga jël say matériel lépp nga teg lépp nga prévoir ko est-ce que à chaque fois nii ngay doxalee. waaw nii lay doxalee macha allah à chaque fois du Covid bi rek a tax sax ma def ko à chaque fois nii lay doxalee bu ñuy liggéey dañuy takk gant
takk ay charlotte comme ñoom li ñu takk, góor ñu takk seen i casquette comme place ba sax noonu la ñuy doxalee ñuy takk gant takk masque takk ay casquette taxaw di liggéey. kuy ñëw sax client yi sax des fois sama mag bi danaan client yi bu ñu takkul gant bu ñu takkul masque bu leen jaay ma ne ko non non bul defee noonu. xam nga dafa nekk liggéey boo xam ne dafa sensible parce que luy dugg ci biir la da nga war a exigeant ci hygiène bi parce que moo mën a jaay sa produit moo mën a tax nga egg fi nga bëgg a egg moo tax dañ ci exigeant de trop macha allah. mu nekk une entreprise familiale boo xamante ne ba ñu ñëw gis nañ yaay sœurs yi grandes sœurs yi petites sœurs yi ñëpp jàpp ci liggéey bi loolu juddu fekk fi la sa yaay wax nañu ko yow aussi nga yor say diplôme jël lépp ñëw teg fas yéene rek investir sa lépp ci li nga xamante ne moom mooy cere bi. waaw dañoo comme entreprise familiale la moom dañoo juddu fekk si suñuy waajur suñu yaay nekk jigéen bu jàmbaar jigéenu liggéeykat ñu juddu fekk ko fi yàlla ñaari bant yu jigéen rek la ko jotoon a may gaa amoon na jigéen yu ñu ko joxoon mais comme sëy bu taxawee moom mooy exigence mu mayee leen ñu sëy te liggéey bi dafay metti ci ñoom ndax doole la laaj gis nga mooñ bi doole la laaj toj bi góor a ko mën a def yu bëri góor a ko mën a def comme man dama daan jàngi su ma jàngee wàcc ma ñëw ne pourquoi pas ma jàpp ci liggéey bi comme sama yaay laa koy defal amul pertement naa leen dimbali ma leen di dimbali moom ak sama sœur yi ba tey yàlla dogal sama sœur yi am jëkkër yàlla dogal ñu defaloon ma émission ñoom Matar baa bi kay Diop defaloon ma émission ba ministre yi ñëpp gis ma ci mooy loolu mu financé ma ñu mujj ko def nag entreprise familiale ñëpp dellu si waat ci à la racine ñu ciy liggéey nag ciy liggéey bu baax sax. mu nekk entreprise boo xamante ne am ngeen lépp luy matériel ak différents produits yi ngeen xamante yor ngeen ko gis nañ ko muy cere di mboq di caagri gis nañ sax ba gis li nga xamante ne moom mooy ceeb bi nga xamante ne kenn mësul xalaat ne mën nañ ko def caagri mën nañ ko def araw nga koy liggéey. waaw entreprise bi moom macha allah sama yaay daf ñu cee jàngal lépp lañ ciy liggéey lépp gis nga cere bu wow bi mi ngi nii bu wow bee ngi nii bii moom dañ ko séché mu wow gis nga bii moom lañ defar tay mi ngi nii moom moo nekk bu bees bi la bu tay bi la waaw tay jii lañ ko tay ràcc ko pour mu sedd ñu mën ko séché yee mooy araw mboq yeeg araw ceeb yi semoule de riz yi brisure de maïs yi yëpp mi ngi ci biir maanaam tout ce qui est céréales locales la transformation de céréales locales la à la base entreprise bi Transstock la tudd mais dañuy commercialiser sous le sobriquet de Céréloc. Céréloc waaw Céréloc ça veut dire céréales locales ça veut dire mais entreprise bi Transstock la tudd transformation de céréales locales lépp nag la ñuy def tout ce qui est céréales locales la ñuy def même buy bi sax moom mi day jël buy transformé ko ba mu araw ko ba mu nekk jus araw buy bi da koy jël araw ko def ko jus bisaab bi noonu jinjeer bi noonu moom sama yaay da koy def jàngal nañu ko sax ñun ñii macha allah tout ce qui est céréales locales moom jàngal nañu ko te dañ ciy liggéey mais nag li ma la waxoon sànq rek bien vrai que ni financé nañu mais on fait avec les moyens du bord ça nous manque de matériel parce que war nañu am ay machine de paquetage gis nga benn lañ ci yor war nañu am ay machine de séchage parce que cere bi da nga ko war di dugal ci machine bi mu koy séché te loolu lépp ça demande des moyens bien vrai que ne amoon nañ financement bi mais coût financement bi attanul woon coût machine yi moo taxoon. mais est-ce que vous avez un local boo xamante ne fa ngeen ni jël lépp di ko fa exposé wala sax ngeen fay denc parce que ku xagu nekk xam na ni ñuy dundee en famille ngeen nekk di ngeen soxla benn espace bi est-ce que am na fooy stocké sa ay produits. waaw am naa fa may stocké samay produits mais comme bu tam xarit bi jotee nii produits yëpp day génn parce que comme ni ma la ko waxee sànq rek la demande elle est beaucoup plus forte que l'offre ndax bu tam xarit jotee lépp lu ñu stocké woon dañ koy génnee ak booleeg li ñu war a defar ak yëpp. macha allah am nañ stock moom parce que dañuy jaay comme à l'étranger am ñoo xam ne dañuy def commande à l'étranger ñu defaral leen ko GP yóbbul leen ko moo tax forcément foog ñu am stock am nañu yooyu yëpp macha allah équipe bi sax ëpp na lii mais comme dañ nekk ci période tamxarit te ñu ci bëri ay jigéen lañ yor seeni kër il faut ñu dem préparer wu comme liggéey bi wàññeeku na. ay salariés lañ nga leen di fay. ñu ci bëri nag ci famille bi lañ bokk. ci famille comme damay doog a commencer macha allah on fait avec les moyens du bord doo mën a fay ñëpp ñoo fait daal avec les moyens du bord. Moustapha tey jii boo amoon chance beneen doomu Sénégal gis la wala keneen nekk bitim réew gis li ngay def bëgg la jàppale mën nga ju wax yan matériel nga manqué wala lan ak lan nga soxla pour avancer ci sa liggéey. waaw loolu moom vraiment soxla nañ ko trop bonne volonté yi soxla nañ ko trop sax bëgg nañu ñu jàppale dimbali ñu ci matériel yi ñu soxla maanaam machine de séchage yi. machine bi nga xamante ni moo war a sécher cere bi caakri bi araw bi ak tout ce qui est li nga xamante ni dañ ko war a paqueter
ak machine de moo bi nga xamante ni moo war a paqueter lii produits yi sachets yi moo ko war a paqueter machine de moudrage bi nga xamante ni moo war a mbal parce que benn rek laa ci am bi war a wal yooyu yëpp dama koy soxla naa différentes machines soxla naa tamit comme bassines yi dama ci soxla lu bari ak bool yi matériel yu bari dama koy soxla comme je te l'ai dit tout à l'heure rek je fais avec les moyens du bord maa ngi sant nag yàlla parce que am naa financement mais je fais avec les moyens du bord comme dafa metti ak financement bi tombé Covid bi dugg mooy loolu soxla nañ nag bonne volonté yi bu baax a baax pour ñu jàppale ñu gën a mën a élargir affaire bi au niveau national et international. financement bi bu mu ñëwee lan la changé ci sa liggéey. waaw financement bi moom alhamdulilah changé na lu bari ci liggéey bi tax na ñu formaliser wu nekkoon secteur informel jóge fa dem secteur formel tax nañu formaliser wu bu baax nekk entreprise boo xamante ni c'est reconnu am suñuy papier am lépp tax nañu am personnel boo xamante ni kenn ku ci nekk ak li muy gérer sama mag bi ak li muy gérer sama yaay li muy gérer sama beneen mag li muy gérer ay collègues yi ñuy jëlandool ñuy liggéey ak li ñuy gérer ku nekk ak li ngay gérer te loolu formaliser bi ñu formaliser moo ñu ko may tax na tamit ñu mën ñu gis ci sur tous les niveaux xam ne ñii kat léegi fi ñu nekkoon ak fi ñu nekk nii tey différent na léegi c'est quelque chose de formel c'est quelque chose boo xamante ni am nañu ay papiers jug nañu pour liggéey dans le secteur boo xamante ni c'est reconnu loolu lépp financement bi moo ma ko permettre ma ci remercier le ministre au passage avant ministre bi sax damay remercier Kay Diop ba pare parce que ñoom macha allah may remercier ministre bi nga xamante ni moom ba ma gisee rek dafa apprécier li may def ba contacter ma ak équipe am yëpp équipe bu DER di ci remercier également le président de la République de tous les Sénégal. financement bi c'est remboursable wala. waaw financement bi c'est remboursable. nu muy demee. da ngay rembourser rek ça dépend ci liñ la financé luñ la mën a financer rek da nga koy rembourser. yow ñaata lañ la financé woon. koy rembourser ñu ngi ma financé woon à hauteur de 3 millions 500. chaque mois ngay fay ñaata. nga war a fay 100 et quelques mille 100 mille moom dina teg par mois. mais yàgg na boobu ba léegi. waaw yàgg na yàggul parce que bi ma commencé fay yàggul noonu bi ma commencé fay amagul at. mais yaa ngi ciy génn ci liggéey bi di gis sa bopp. ñu ngi sant moom ñu ngi sant bu baax a baax des fois nag mu metti des fois mu lii comme toute entreprise rek des fois day metti ba nga yaakaar doo ci génn ak surtout nag financement bi ni mu tombé Covid bi dugg dañ ma financé rek Covid bi dugg muy metti lool nag mais ñuy sant yàlla daal ñu sant yàlla bu baax. nga nekk benn étudiant boo xamante ne da nga yor say diplôme yëpp ñëw jëmale ci mbirum cere di ci liggéey jeunes yu bëri tey am nañ kersa wala ku leen doon liggéeyloo liggéey bi duñ ko liggéey yow nga ñëw joxe sa lépp ci li nga xamante ne moom mooy cere bi amoo si kersa amoo lenn loo ciy daw. xam nga àdduna moo toll foofu àdduna moo toll ci niveau entrepreneurial parce que c'est pas au Sénégal kese c'est dans tout le monde àdduna bi yëpp dañoo war a am parce que un pays ne s'est jamais développé avec une jeunesse fainéante jeunesse da nga war a jóg ndax jeunesse mooy base u dëkk moom moo war a suqali dëkk mag ñi mënuñ suqali dëkk parce que seen wàllu wéy na ñun nag jeunesse bi ñoo war a consciente du moins ci li nga xamante ni moo ñuy xaar dëkk bi ñun ñoo ko war a defar bañ a toog di xaar diplôme dama am diplôme bureau laa war a liggéey loolu doxul même booy liggéey bureau sax war nga am sa beneen business boo xamante ni mën na la c'est rentable daal moo tax jeunesse bi ñëpp dañoo war a jug kenn ku ci nekk entreprendre dara créer dara ñu ngi xeeb jaay fonde boo jëndee sa dugub sa kilo dugub wala sa ñaari kilo dugub togg sa fonde. dama la gis dafa mel da ngay jaay fonde en même temps. damay jaay fonde damay jaay ngalax damay jaay caagi rek soow laax mu xam sa yooyu yëpp dama koy jaay boo jëndee sa kilo dugub sa yëpp defal sa fonde def ci sa siwo dem toog sa benn place fi nga toog ak say morom di waxtaan mën nga fa jaay fonde bi fonde boobu mën nga ci am sa bénéfice 1000 francs sa bénéfice 2000 ngay dugal dara ci sa kondaani ëllëg mën na la permettre nga créer waat leneen ci 1000 francs bi ngay denc par mois muy 30 000 parce que damay gis man jeunes yoo xamante ni dañuy yor téléphone boo xamante ni c'est à hauteur de 500 000 wala à hauteur de 600 000 te dañuy toog naan aw ma liggéey man loolu daf may jaaxal parce que téléphone boobu nga yor boo ko jaayoon mën nga ci commencer petit business sa business bu demee ba gën a taxaw nga delluwaat ci téléphone bi nga yoroon mais dañuy toog di xaar état non Café Touba mi ngi fi mën nañ ko jaay pour génn ci liggéey yëpp mën nañ ko jaay pour génn ci parce que li ñuy bañ fii bu ñu demee beneen dëkk moom la ñuy liggéey te balaa ngaa génnee xaalis ba ci dëkk boobu di ko indi Sénégal mu metti loolu néewal sa dëkk doole la da ngay jàpp ci sa koom-koomu dëkk surtout jeunes yi nañu jël suñu diplôme yi ñu teg ko de côté jéem a entreprendre ba pare amaana yàlla dina ñëw ñu liggéey ci bureau yi amaana yàlla dina ñëw ñu liggéey ci état mais nañu fekk li fi waajur yi bàyyi
ñu jàpp ci. est-ce que tey Moustapha amul ay regret nga naan temps bi ma jël yëpp def ko ci école toog ci banc yi yàq ay année te waroon mën a teel a dugg ci cere bi wala Moustapha toog naan tey jii maa ngi ba samay diplôme ñëw dugg ci cere bi. non mosuma am regret ci àdduna mosuma ci am regret du moment que ne bu ma xëyee gis sama yaay gis sama papa ñu may ñaanal mosuma ci am regret parce que diplôme yooyu ñoom ñoo ma fayal ba ma am diplôme yooyu ñoo daan jaay ñii di liggéey sama papa di liggéey sama yaay di jaay ñu may fayal man ak samay mag ba ñun ñëpp ñu am suñuy diplôme tey moo tax musuma ci am regret te jàng bi bàyyiwuma ko maa ngi sama master te bu yàlla dogalee lii gën a dëgg damay dem continuer sama jàng. lan ngay suivre. maa ngi doon suivre en licence am naa licence en sciences politiques et relations internationales am naa master en marketing communication et publicité et j'envisage de faire un autre master incha allah poursuivre samay études terewuma yeggali lii. ci terewuma ko def benn yoon. bëgg nga daal investir ci cere bi ba dem ci yor sa entreprise bu mag di livrer yenn structures yi wala sax yenn grande surface yi nekk ci Sénégal am ay partenariat ak ñoom et tout. waaw bëgg naa loolu moom mooy sama mébét man loolu mooy sama rêve dem ba ñuy dégg Transloc Céréloc fu nekk di ko dégg fu nekk ci àdduna bi ma jël grande surface yëpp di leen jox ay cere. ay caagri ay araw tout ce qui est céréales ma leen koy livrer def ay demande d'agrément di yóbbu ay conteneurs à l'étranger di indiwaat yeneen produits au Sénégal di ko jaay sénégalais yi di dimbali diaspora bi ci produits yi nga xamante ne daf fay manqué loolu sama mébét la bu baax a baax te maa ngi ñaan yàlla sunu borom mu yeggali mébét boobu incha allah. tey jii nag équipe bu leeral ñëw fi fas yéene ànd ak Moustapha gunge ko ci li nga xamante ne moom mooy cere bi muy defar ak waajtaayu tam xarit bi gis nañ la sànq ba léegi yaa ngi defar ay sachet est-ce que mën nga ñu expliquer liggéey bi nu mu demee ak sachet yi nga yor ñaata kilo la ak livraison yi yëpp nu muy demee. waaw maa ngi leen di nuyu waa équipe bu leeral tey ñaan yàlla seen télé bi jëm ca kanam. jërëjëf yaay booy gis nañ la sac bi nga téye nii ñaata kilo la. sac bi 5 kilo la bi 5 kilo cere la cere bu wow koŋ waaw am na boo xamante ni dañ ko laalo ba pare wowal ko bii nii ngay gis ni dañ ko bii amagul laalo dañ ko laalo pare bii amagul laalo mais am na yoo xamante ni dañ koy laalo ba pare wowal ko comme nii rek lay mel comme bii nii bii xam nga 1 kilo la mais bu am laalo ba pare la. léegi nan lañ ko mën a xàmmee bi am laalo ak bi amul laalo. dañu am étiquette comme ni nga gisee étiquette yi nii dafa am étiquette boo xamante ni cere bu wow lay def bu am laalo am boo xam ne cere bu wowul bu am laalo lay def noonu lañ koy xàmmeewee. léegi tey soxna si nga xamante ne mu ngi ci këram bëgg jënd togg bi am laalo bu ko jëlee tey ji nan la ko mën a defaree ba togg ko. bi nga xam ne mooy laalo bu amul laalo bii su ko jëndoon buñ ko jëndee bu ko jëndee. bu ko neexee mu tàngal ndox def ci bu defee yàkkamte mu nekkaat cere bu bees mu def laaloom delloo defee cere bu wow rek day plus rapidement 5 minutes rek day nekk cere bu bees tàkk mu daal di def laaloom delloo su fekkente ni bii la bu ñu laalo bi ba pare la comme noonu kazalika comme bii nga xam ne laalo nañ ko ba pare dañoo defagul étiquette yi mais yëpp am na étiquette bu ñu laalo ak bu ñu laalowul bu wow. bu fekkee bii la comme ni ma la expliqué ci bii day tàngal ndox tamit def ci tàngalee ndox mi def ci dans 10 minutes nga gis ndox mi nag rek mu tëmb parce que xam nga cere bi dafa wow ni nga koy gis ni cere bi ngay gis ni moom mais 1 an du def dara parce que dafa wow ñu koy liggéeyee duñu ko weer boo xam ne wowul parce que cere bi tam boo ko weeree bu wowul ci xol bi day gaaw a yàqu mais dañ koy weer mu wow ko maanaam looloo tax boo koy utiliser il faut nga def ko ndox bu tëmb pour mu mën a jël ndox mi bu baax pour mu mën a sekki bu baax dafa sakkan. gis nañ la ngay jël sachet yi di ko tapp machine bi nga yor liggéey bi nu muy demee. liggéey bi moom metti na waaye loo gis rek sant yàlla la sant yàlla ndax liggéey boo ci nekkee nga ciy liggéey di ci tedd sa njaboot di ci liggéey di ci tedd
parce que tey cere ji bu ma yeboo ni ñoo ngi ci suñu 40 ans yu manqué tuuti 40 ans yi moom ay 2 ans 1 an et demi yooyu lay war a manqué daanaka xale yëpp ci la ñu juddu te ñoom ñëpp nag jaay nañu ci ku juddu rek jaay nañu ci Moustapha nag tey yàlla ci loxoom la ko kiyale dajalee. yow yaa doon jaay cere ñoom ñu juddu jàng ni ñuy arawe ni ñuy mooñe ñëw fekk si la si mu nekk entreprise familiale boo xamante ne gis nañ ni goro yeeg doom yeeg ñëpp a ngi ci biir góor ak jigéen. voilà ñëpp a ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir ñoom ñëpp ku ci juddu rek fekk ma ci jaay cere bi da ngay yërmande xolu yërmande bi sax moo la ciy dugal du man maa lay poussé nu mu tudd sax voilà mais xolu yërmande bi ngay am ak coono bi may am cere bi loolu toujours moo la ciy poussé pour nga dugg ci ñoom ñëpp amu ci kenn koo xamante ni wax dëgg yàlla jaarul ci cere bi sonn ci jàppale ma ci te tey nag xam nañu ni amatuma kàttan bi tey ñu bàyyee ma tape bi rek ak chassé yeeg weer bi gis nga leen ne comme ni ñu defee équipe ne di liggéey ñoom ñëpp ciy jàpp di liggéey macha allah. yaay booy ban seede nga mën a def ci Moustapha Ciss. seede bi ma mën a def ci moom bari na te du ma wax sax lu bari nag waaye bari na ndax moo waxee lu bari damay jëm ci jooy te bëgguma jooy tey waaye xam naa ne daal doom ju ma bëgg la doom ju ma yërëm la doom ju ma nangul ay magam ak ay rakkam lépp lu mu am suba ba ngoon ñun ñoo ko bàyyi ci loxoom ak ku ko soxla ci moom ndax yemul ci ñun rek xolam nag fu muy egg xolam moo ko fay yóbbu te yaakaar naa ne ndegam yàlla xol lay fay boo yàlla fayee xolam du mer Moustapha Ciss déggal na ma suturaal na ma sagal na ma déggal na ma yërëm na ma liggéey bi bëggul ma jege ci dara moom ay magam parce que xam nañ ni fi mu toll nii amatuma doole comme ni ma la ko waxee sànq lu ma laal ñu ni ma bàyyi ñu liggéey man nag maa ngi koy ñaanal yàlla ci mbaaxu yàlla ak kàttanam ndëgam ñaanu waajur dina dal doom li ma yàgg di wax ni duma leen gërëm dama leen di ñaanal ñoom ñëpp su fekkee ñaanu waajur dina dal doom yal na yàlla teg loxo ci ñoom ñëpp fépp fu ñuy dégg doomu nit ñu baax ñi fépp fu ñuy dégg doomu góor ñu baax ñi yal nañ leen fa dégg fu kawe seen njort Moustapha ñaanu waajur dina dal doom te sama ñaan bi sama xol laa ko tibbe li ci kanam nag rawuli bët kontaan naa ci moom ndax mënoon na ni maa ngi jàng ba yor samay diplôme du ma nekk di dem ci cere ji damay dem wuti liggéey boo xamante ni méngoo na ak samay diplôme waaye loolu yëpp daf ko teg fee mu xool ni sama yaay sonn na te dañ ko war a jàppale mu xool ni tam y a pas de sous-métier nit ku ci nekk li nga mën a liggéey tuur sa ñaq pour faj gàcce te bañ a dugg ci loo warut a dugg war na la mu dugg ci lii muy def nii xëy na ñàkkul ni ñu ngi ko ciy sabote waaye nag loolu yëpp daf ko teg ci suuf gëmm fa tuus xool kanam bañ a gestu ginnaaw te loolu rek laa ko sant gis nga gor doomu gor day am loo jombale sa bopp waaye nag boo jombalee sa bopp lu bon ba pare bul dellu ginnaaw di xool ñi lay jéem a waxal lu bon wala ñi lay jéem a xeeb yow ci sa jëmmi bopp xoolal rek fi nga jëm te moom loolu la def maa ngi koy ñaanal yàlla ca kaw ca kanam maa ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg ci àddina moo ko xam yàlla naka ka yàlla defal ba defal ko lu kawe njortam lu sut njortam bi jaay Seydina Muhammad man moom dama di doon doom boo xamante ni aw ma sago ci sama yaay moo tax dama ñëw rek jàppale ko te yàlla rek tax amaana jàppale boobu nag ma ko doon jàppale te yàlla rek tax moo tax yàlla fekk si ma moom aw ma sago ci moom sax xam na ko sama mag yëpp xam nañ ko bëgguma ma sonn bëgguma samay mag yi jigéen sonn moo tax ma ko doon jàppale ci loolu nag ba yàlla fekk si ma ci tey jii man nag dama judd am ci lu ma jàpp mais am na ñoo xam te ne judd nañ amuñ ci luñ jàpp mais mën nañ entreprendre na jeunes yëpp jug entreprendre toog yoru réew kenn ku ci nekk na jug takk ndiggam ba mu dëgër 1000 francs bi ngay am par jour 2000 bi ngay am par jour bul ko xeeb moom mooy liggéey million incha allah. Moustapha sama doom la yàlla dogal mu nekk xale bu courageux xale bu entreprenant
mais aussi xale bu disponible parce que bi mu demee ba lycée yàlla dafa dogal saa yu wàccee gis yaay ji di liggéey benn doom bu jigéen la amoon ñaari doom yu jigéen kenn ki day jàng ni moom mais kenn ki jàngul kenn ko fu nekk feebar gis leen ci coonoy liggéey bi bu ñëwee di leen tojal cere yi buñ ko waree yónni marché mu daw dem wali ñëw ci noonu la commencé ba dugg ci ay mooñ dugg ci ay yu bari quoi ci cere bi yàlla xam na ni noonu la démarré mais bi ma koy surveiller ma ne ko nag man njàng bi moom a gënal nga continuer sa njàng parce que mënoo dem ba am licence ba nekk lycée war a yóotu ay université genre yooyu nga dugg ci li nga xam ne bi daanaka defoo ko métier te mën na la yàqal sa liggéey mais mu continuer di dimbale di dem di ñëw ba mbir mi nekk ci moom virus donc ci noonu mu continuer njàngam ba am bagam am université catholique de l'AF mu def fa licence am continuer def mastam nag continuer nag di jàppale yaayam alors noonu la mbir yi demee finalement am mag ñu ma dajeel ñu ñëw fi samay xarit ñu dëkk ci koñ bi ay paa xamuñu ko woon xamuñu sama doom la ñu ñëw fii daal ci benn xew ñu gis ko ñu ne mais yow kii xale bi fan la dëkk fi ma ne kii sama doom la mu ne mais xale bi daf ñu romb fii toujours suñu grand place bi ñu toog yenu ay cere yenu yaayam gudd ak bëccëg mais kii daal nan ko ñaanal parce que kii xale bu toll ni moom xale yi toll ni moom duñ def lii bon ma xam ni li muy def du lu ñaaw du lu bon lu baax la ma ñaanal ko ma ne ko nag mën nga continuer di jàppale sa yaay noonu la mbir yi demee ba mu yegg fii ñu yegg tey. ma xam ci Moustapha mooy yaru tey ak dal am jom nangoo liggéey nangoo dimbali yaayam ji ndax yaayam ji ba muy commencé cere ji boobu ñoom ñii kenn juddu ci ñi ci judd ay xale yu ndaw lañu man mi fekkee démb maa mën a wax tey ji faatu doom ji mu jur maa ko ngénte mu am jom lool xale yi nàmp ci jom gi ba tey lii mën a am tey faatu mooy yaayam mënul ñàkkan ndax bala ngaa wax doom dangay wax yaay dafa am jom bëgg liggéey bi di ci dimbali ndeyam di ci dimbali baayam Moustapha bu may wax ci moom du jeex damay laal tuuti rek bàyyi ndax li préparé wu ma koon damaa ñëw rek yem ci waaye Moustapha loo ma laaj ci moom rek am na jom am na fulla am na fayda jàng école mi du tee mi ngi dimbali yaayam di tayal yaayam di ko mooñal di ko yóbbu di ko jaayal kon kooku soo ma laaj ci Moustapha mu wax ci macha allah ku am jom a ngi nii ku am fulla ngi nii ku am fayda ngi nii. maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi si loolu la commencé ma di leen di gërëm nag bu ma paree ci loolu kii sama doom la Moustapha maa ngi yaayam dañoo yaroo ñu bokk fañ dëkk papam di sama nijaay sama rakku yaay la kon bu ma fi ñëwee tey fekkee lii moo tax ma am ci cër ba di ci wax di leen gërëm nag di leen yokkoo gërëm ba fu mu yem am na commencement waaye amul jeexta ndax dañoo góorgóorlu te di xool ci seeni ndey ak seeni baay ni ñu sonnee ñu jàppale leen ndax góor la dafa wàcc école ñëw fii fekk leketu cere tege amul ku war a dem jaay ji yaay feebar na mag ji nekk yendoo tuññi ba ngoon bu boobaa kon mu daal di am yërmande ne xaaral ma dem yóbbu ji cere ji jaayi booleeg saagam ak kayem lu muy jàng yëpp bu wàccee ak saagam foofu lay jubal ñu indil ko leketu cere ji mu nekk fa di jaay ba 23h boole keek leçon mu jàng ko ba yàlla dimbali ko ba mu am si bagam te foofu la ko amee sa jàmmalaay kooku sa place ba ma di ko gërëm nag di ko sant ndax nee naa ko ne bu ko neexoon mu ñëw xool liggéey bi romb dem ne lii yëfi jigéen la mais def ko ci boppam maa ngi leen di ñaanal nag dama leen di ñaanal yàlla
na leen yàlla jàppale yiir leen làq leen fu yàq yeggul ci barke Muhammad ndax bàjjan laa ndax sama yaayee bàjjan bu fi toogul tey bu ma fi toogee bàjjan laa ndax maay seen jaam. na si ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. nga nekk mag ci Moustapha ban seede nga mën a def ci moom. waaw Talla de mën naa seede ci moom ni rakk ju baax la ñu am yërmande am jom nag nangoo liggéey moom dafa am yërmande naka jekk bu dara du dara ci ay jigéenam moo ko dugal nag ci lii ndax da daan fekk ñuy sonn ci liggéey beeg yooyu ba muy gone ba léegi ñoo doon jàngandoo mais bu ma daan wàcc dama daan wàcc dem place ba mais balaa maa ñëw moom bu ma njëkkee wàcc day dem jiitu nekk foofu noonu dem na ba moo ma gënoon farlu sax ci affaire bi da daan wàcc jubal dem jaay bu ñuy def examen ñuy alterner bu kiiwee moom mu lii ba nii léegi nag man nu ma marié maa ngi amoon 4 mais heure bu ma xëyee damay ñëw si affaire yi li ma ci mën a seede daal moom nit ku baax la en dehors de lii nii qualité personnelle ku yéwén la alalam du ko booleeg dara surtout ay jigéenam teg na leen fu sori bëggul rongoñu kenn toog waaw. yéen ñëpp ngeen bokk ndey ak baay ku ci nekk di xëy di jóge sa kër di ñëw di liggéey bu ngoonee nga delluwaat liggéey bi yomb na. waa man de jot naa liggéeyal entreprise yu bari mais gisuma ci sama bopp ci lii laa judd yaru si donc da ngay xool liñ la daan fay nga ciy sonn doo am sa liberté bopp ak yooyu ñu ne pourquoi pas entreprise ak bi ñu kiiwal ko day jëli rek ngay dàq mu jëm ci àll bi ñu def ko ci kër gi moo gën ce qui fait que profit bi dërëm bi du génn kii bi daal profit bi da ciy des bu ñuy jël yeneen personnel tamit ça reviendra au même. maa ngi tudd Ndeye Sali sant Siis te Parcelles Assainies unité 19. nekk lan ci Moustapha. man maa ngi nekk mag ci Moustapha Siis. man maay seen grande sœur. ñu gis la yow tamit nga jàpp ci liggéey bu baax a baax cere bi ngay tey lan la. bi may tay nii mooy suusal bi waaw suusal moom laay defar nii waaw lii mooy ànd ak tigadege ak sunguf bi moom ngay mooñ après nga def ci suukar bi ak muscade yeeg yooyu après nga tay ko su suusee nii moom ngay dagg après ñu def ko par carré sotti ko di ko def mbuus. ban seede nga mën a def ci Moustapha. ah wax dëgg yàlla moom sama rakk ju baax la wax dëgg yàlla liggéey bi moom man maa ci nekkoon man ak sama yaay ba ñoo fekk ñoom ñi ñu ngi jàng mais moom wax dëgg yàlla day jàngi sax bu wàccee ñoom bu ñëwee jàpp ci liggéey bi loolu moo waral tey mu mën mooñ beeg araw beeg yooyu yëpp bu wàccee rek day jublu fii ñëw su fekkee tamit man ma feebar wala keneen personnel bi manqué day futteeku ñëw dugg ci liggéey bi liggéey kenn du ko wax defal li kenn du ko wax lii su paree dem jaay ñëwaat indi xaalis ak yooyu yëpp wax dëgg yàlla moom da ciy jàpp vraiment bu baax da ciy jàpp. liggéey bi. tey jii loolu noonu moo ko may lii mu am nii tey jii waaw. voilà mbokk téléspectateurs yu Leral TV dañ leen ko waxee woon tey jii ñu ngi waat fii nga xamante ne ànd nañ ak ki nga xamante ne moom mooy Talla Cere jógee këram ñëw fii nga xamante ne moom mooy fiefam fi nga xamante ne fi lay jaayee muy rond point bu Jàmmalaay janoo ak li nga xamante ne moom mooy Brioche Dorée bi ñëw nañ fii gis nañ clients yi ni nga xamante ne moom la ñuy jëndee cere bi yëpp dañu def lu dul continuer du ko laaj naka lay jëflante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay clients Talla nuyuwaat nañ la. fi nga xamante ne fi nga écoulé sa marchandise fii dafa mel ni détails yi ngay def fii. dafa mel ni. détails yi ngay jaay fii gis nañ sankal bi li nga xamante ne mbuus yi nga ko def ak cere bi tam lépp détail la ba ci li nga xamante ne moom mooy suusal bi nga xamante ne dañ koy lakk. yooyu yëpp lépp détail la lépp détail laa koy jaayee fii xam nga rek bu yombee te sell moom la Sénégalais yi bëgg macha allah na yomb nit ñi bëgg ko te mu sell moo tax xam nga nu mu tudd population bi moom. dafa lu ci ëpp seen loxo jotu seen ginnaaw comme ñun ñëpp moo tax dañuy favoriser loolu dañuy jiital loolu daal. say journée chaque jour nii lay defee nga jóge sa kër ñëw fii jaay tous les jours wàcc ban heure. chaque jour samay journée nii lay demee c'est la routine sama kër laay jóge def bu ma xëyee defar cere bi ñëw bu ngoonee ma ñëw jaay ko fi ba 23h minuit ma ñibbi versé. gis nañ tam borom oto yi di dawal ba ci yàgg wàcc ñëw jënd si am ay clients yoo xamante ne sax ay high class lañ. waaw samay client ñoom moom samay client réel lañ vraiment ñoom moom fu ne la nit yi di jóge macha allah di ñëw di jënd si Parcelles Jàmmalaay Nord Foire Ouest Foire Almadies Mariste Mamel Wakaam fu ne la ñuy jóge di ñëw di jënd si vraiment ma yàgg ak ñoom trop parce que Jàmmalaay dama fi yàgg depuis ba ñuy avant ñoo defar pont bi fekk fii yëpp àll la woon fële lañ daan toog di jaay boobu ñu nekk ay xale
taw bi suñu kaw la daan taw seddaay bi suñu kaw lay commencé ci suñu kaw lay jeexee tàngoor bi noonu ñu dem nag ba gagné confiance client yëpp gagné confiance su cité bi yëpp macha allah mooy loolu. actuellement fii lan ak lan moo fi am comme produit. am nañu cere baa ngi nii suusal baa ngi na la ci siwo bi am nañu caakri fii am nañu araw laax araw fonde am nañu cere càq bi mooy bu ñu laaloogul bi am nañu fonde am nañu sunguf bi yooyu lañ fi am comme produit actuellement. nii tey jii ñu passé ak yow journée bi mu nekkoon journée boo xamante ne vraiment kontaan nañ gis nañ teraanga bi gis nañ lépp lan ngay tàggatoo. ah xanaa di leen sant rek di leen dolli sant di leen dolli gërëm macha allah parce que c'était pas évident ngeen gis ma doon jeune di liggéey ngeen ñëw jël ma émission toute une journée te mooy loolu daal c'était pas évident ma di leen si sant di leen ci gërëm di gën a ñaax jeunes yi nga xam te ni ñooy samay morom pour ñu gën a dolli liggéey gën a takk seen ndigg gën a doon ay jàmbaar bañ a xaar lenn ci kenn entreprendre bañ a ne dama am diplôme rek toog ñu entreprendre jug liggéey parce que foofu la àdduna toll waxuma sax Sénégal mais àdduna foofu la toll entreprendre terewulaa yeggali sa jàng terewulaa bëgg a liggéey ci bureau terewulaa def dara entreprendre rek yëpp yor sa business bopp boo bëggee dem macha allah. am na question boo xam ne dama ko fàtte ñu dellu si waat si gis nañ say xarit sax yor ay cag-cag dañ lay livrer bokk ci liggéey bi. mu nekk beneen emploi boo créé waat. am na beneen emploi ci biir Sérélok mooy cag-cag yi livraison yi client bu soxla rek boo ñu woowee dañ lay jaay teg ko ci livreur bi nga yóbbu ko am nañu différents livreurs ci point yëpp nag livreur yi ngi fi bëri ba bëgg a dee macha allah dafa permettre aussi xale yi di liggéey parce que xale yi toogoon da leen di permettre ko ci jox moto mu liggéey am li mu bëgg am na ñoo xam ne sax seeni moto bopp la da nga leen di woo ñu ñëw livreur la pour plus de rapidité daal parce que foofu la àdduna toll. di leen dalal jàmm ci sunu fi rakk ji nekk ndax wax dëgg yàlla mu ngi fi liggéey bu am maana liggéey bu set bu jàppandi te tamit nekk na nit ku baax koo xamante ni si man bi ma fi ñëwee yàggul moo ma dalal fii mais bu ko neexoon mu xatal ma waaye xatalul kenn yaayam baax na seen waa kër baax nañ en plus dafa bëgg nit yaatu xam li muy def xam fi muy teg tànkam mu ngi def lu rafet ndax su ko neexoon mu ne am na ay diplôme am du def lii ndax ay moromam ñu ngi fi jàng naa pare damay tëdd yeewu jug xaar samay diplôme su ma amee liggéey ma dugg ci bureau wala dara mais moom xaarul loolu yàlla def na nag mu ngi góorgóorlu mu ngi teral ndeyam di teral baayam dañ koy ñaanal gudd fan ak wér ak wérle waaw parce que tamit nit ku baax la nit ku am nit ku yaatu la daal nuñ ko mën a waxee ñu ngi koy ñaanal yàlla lafal ko cat rek ba fu mu bëgg a yegg rek mu yegg fa ci barke Seydina Muhammad